ok kan moo leen defal pompe yeeg yooyu. Les pompes appartiennent au quartier. Le carburant qui fait fonctionner les pompes appartient aussi au quartier. Quartier bi ñoo ko jëndal seen bopp. Vous cotisez quoi. Oui, on avait un fonds et comme c'était urgent, il fallait tout de suite génne fonds yooyu pour jënd suñu carburant. C'est dommage. Alors qu'à côté, vous avez 9 milliards, 13 milliards investis pour un pont. Et là, vous êtes obligé de vous cotiser pour avoir du carburant pour ngàcc ndox bi. Absolument. C'est dommage. Looloo am. Les autorités sont venues. Nous avons d'abord vu la gendarmerie. Parce que très tôt, les populations, quand elles se sont réveillées, mais dañoo gis ne lii métti na ñu génn bi ñu génnee dal di baare tali bi nii gendarmerie dal di ñëw donc gendarmerie moo fi jiitu. Par la suite ci ngoon si le maire de la commune jaar na fi aussi mais en tout état de cause li ma leen mën a wax daal moo di ne dañoo wéet ñun ci suñu métit dañ cee wéet dañuy ñëw jaar dem mais kenn posé wu fi acte boo xam ne day régler ñun suñu problème maanaam génn nañ ci ndox mi fii nag dañ cee yegg a wax la nuit du 14 août au 15 de 2021 alors que l'autopont était en construction il a plu kenn nelawul l'autopont nous a déversé énormément d'eau il faut le dire bi loolu weesoo on a alerté parce que ci biir ndox mi la ñu nawet ñun daaw bi loolu weesee ñu ne il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises par rapport à cette situation. On a tenu un point de presse ici pour dire que s'il n'y a pas des solutions d'urgence li ñu dund daaw moom la ñuy dundaat ren et c'est arrivé malheureusement bi ñu yeewoo tey ci suba ndox mi bëri lool jóge ci autopont bi taw na ndox bi day jóge ci kaw mais du ndox moomu moo ñu indi lii les eaux qui ruissellent du pont déversoir fii la nekk vous voyez mais li am ñoom ñoo ko xam ñun daal li ñu gis daal mooy ne ndox mi moom bëri na bu ngi ci biir kër yi te nit moom nit la mënul nekk jën mënul nekk mbot mënul nekk leneen il faut ñu dund normalement bi ndox mi ñëwee ba léegi nag dund ñu normalement on n'est pas des poissons on n'est pas des crapauds on n'est pas des voilà nit lañu li ñuy soxla ci ndox rek la ñuy soxla pour vivre mais vraiment pas pour habiter définitivement dans de l'eau. Pompe yi population yi ñoo ko moom pompe yi suñu pompe la gasoil ak essence bi ciy dox ñun ñoo ko jënd waaw am na xale yu ma yónni léegi parce que fële dafa commencé jeex. nu ma gisee nii ces maisons sont sinistrées. mais les maisons sont sinistrées ndox yaa ngi ci biir kër yi boo gisee ndox mi ni mu mel nii nga xam ne daaw le terrain qui est là ndox maa ngi woon encore ci biir depuis daaw. C'est important parce que dañu gis. waaw l'eau est verdâtre. L'eau est verdâtre parce que la pluie date d'aujourd'hui l'eau est verdâtre parce que l'eau de l'année dernière était encore là. Voilà pourquoi lorsqu'il a plu, eh bien ces eaux qui stagnaient ont remonté et ont circulé complètement dans le quartier. Loolu am vraiment maintenant nous avons appelé depuis très longtemps nous avons alerté. waaw dem nañ benn il y a pas de bassin à côté. Le bassin de rétention il doit être à 500 mètres ci kanam. dañ waaw Aïnouma di wetu lycée bi dañ ne woon nañ ñu connecté on nous a posé des problèmes énormes di ñu naan woy problème de ceci problème de cela et cetera et cetera. À côté du dispensaire madame. À côté du dispensaire foofu la bassin bi gën a jege nekk buñ ñu connecté woon foofu le problème serait réglé. mais léegi waaw problème waaw lu ne daal lañ ñuy wax mais la solution nous attendons l'État on doit sortir de cette situation hein la solution c'est à l'État de la proposer et de la poser et dans les plus brefs délais parce que li mënu wéy daaw ba léegi ñu ngi wax bu fekkee ne ni ñu jënd ay motopompe jënd di essence mënoon nañu def canalisation duñ ci woo kenn daañu ko defal suñu bopp mais vous savez tous que canalisation du nit koy def état moo koy def donc on attend l'état xaaruñu keneen l'état mooy canaliser di
loolu rek moo ñu mën a génne ci ndox mi mais l'autopont nous a posé énormément de problèmes. Nous avons dit que nous avons payé le plus lourd tribut de la construction de ce pont parce que lu mat ay fukki kër ak nangam dañ leen toj fii ginnaaw mur bi ndax ñu jaarale fii autopont bi. Ça c'est un lourd tribut nit ñoo xam ne dañu dem dans quelles conditions ils sont partis xale yi fi juddu amoon 30 ans wala 20 et quelques xamuñu feneen fu dul fii li mu leen def ñoom rek ñoo ko xam comme des déportés ou bien des exilés ñu dem feneen neexu leen. J'espère qu'ils ont été indemnisés. J'ai entendu dire. Mais les dégâts collatéraux. Mais non les dégâts collatéraux c'est-à-dire ñoom seen bopp nee nañu ni ñu leen indemniser sax baaxul ñoom ñoo ko wax ñëpp dégg ko. Mais man nee naa la gendarmerie lañ njëkk a gis fii parce que nit ñi dañoo mer dal di jóg taxaw baare yoon bi gendarmerie moo fi jiitu non doorul lacrymogène parce que ñun fii cité enseignant la fële Dakar Marine ay Numadi 1 bu ñu waxee suñuy ndaw daañ ñu dëggal bu ñu ñëpp déggee lañ ne dañu dégager barrage bi ñun suñu bopp parce que dafa am loo xam ne aussi ñun loolu la ñu gëm mais aussi faudrait-il également que ñu ñuy dégg ci suñu waxin ak suñu jëfin loolu moo tax ñu lever barrage bi waaw mais boobu léegi nee naa leen maire bi jaar na fi ñëpp yégg nañu maire bi li mu wax man du ma ko sax wax waaw du ma ko wax di ngeen ko dégg ñun ay solution la ñuy xaar fii ay actes yu ñu war a poser loolu la ñuy xaar waaw mais li mu wax dina leen ko wax wala ngeen dégg ko feneen en tout cas métti na trop. moo tax ñu ñëw pour masawu leen. jërëjëf bi ñu ko lii fi xew c'est désolant d'autant que bu fekkoon ne loo xam ne lu ñu mënul prévoir la mais nag quand on fait un investissement de 13 milliards pour autopont normalement war nañu mun a am tout ce qui tourne autour des canalisations et lii problème mu canalisation la parce que bassin de rétention bi mu ngi à 300 voire 500 mètres donc bu ñu ko canaliser woon jafe-jafe yi nit ñi am kenn du ko am gouverner c'est prévoir malheureusement confort doomu aadama yi intéressé wu leen confort nit ñi intéressé wu leen ñun nag du ñu état métit lu dong la ñu ci mën ak suñu làmmiñ fi mu mën a yegg bu ñu ñëw ànd ak toute la presse ñu gis li ñu mën a jàppe ay kàcc parce que 700 milliards la ñu wax ne dañ ko def ci ndox mi 700 milliards yooyu tey ku ñëw fii xam ne 700 milliards demul ci Kër Massar ku ñëw fii xam ne ay jafe-jafe ngeen di dund donc ñun nag dañu ñëw rek pour massawu leen. jërëjëf li ngeen fi wax it mu metti ñu lool sama xol tooy ci. ma jàpp ne nous avons un état criminel parce que 700 milliards investis pour lutter contre les eaux tey jii ay famille ni ngeen ko gisee gis ngeen ci mbedd mi gis ngeen fi ñu toll ñoom bu ñuy dugg ci seen kër am jafe-jafe ndox mi nekk ci seen biir kër les responsables yi ñu santoon liggéey bi ngir faj mbënd mi ils doivent être traduits devant la haute cour de justice pour trahison parce que lii trahison la pour le Sénégal ñu ngi leen di massawu nag et incha allah ñun bu ñu suñu borom joxe li ñuy yóotu képp ku sa loxo duggoon ci liggéey yi jëm ci wàllu inondation dinañu la jaarale ci yoon pour que xaalisu réew mi ñi koy sàcc ñu génne ko ñu ngi leen di massawu nag amuñu lu ñu faje seen rangooñ amuñu lu ñu fompe seen rangooñ ani major amuñu lu ñu fompe seen rangooñ amuñu lu ñu faje seeni soxla waaye am nañu suñu xol ngir ñëw ci seen wet am nañu suñuy tànk ngir ñëw massawu leen moo tax ma leen di jox loo xam ne di ngeen ci mën a jàpp rek pour seen carburant parce que bu fekkee ne yéenay faj seen carburant bopp yéenay wut seeni moteur pompe bopp dinaa fexe incha allah bu fi ndox mi desee bu subaa danañ leen indil moto pompe parce que xam naa ne bu ma ko waxee ñoom danañ ko régler
te man su ma ko waxee xam nañ ne danañ ko def bu fi ndox mi desee ba suba ñu indi leen moto pompe 800 boo xam ne dina ko manque ci ay heure bu ñu ko deful incha allah ñoom bu ñu ñëwul def si ko bu subaa ñun danañ ko ñëw def mais lii dañu ko participer ci carburant bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. mais balaa ngeen di dem waa population Aïnoumady 1 waa Kër Massar Sud Bougane Gueye Dany moo ñu jox bii enveloppe que tout le monde le sache. jërëjëf ñu jënd suñu carburant la ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm bu baax a baax. c'est pas à truquer. non dañ koy wax. ëpp na ko sax fii mooy Kër Massar buun teen bi fii boo jëm Kër Massar nii ngay jaar boo jëm Malika bu la neexee nga def nii fii dafa ubbeeku yoon bu la neex ngay jaar mais chaque année dañuy jooy ndox chaque année heure yu ñu xëyee bu nawet bi ñëwee ba bëgg ñoo rey ñu ñëw naxee ñu ay pompe yu ndaw pompe ko tuuti oto yi am fu ñu mën a jaar ñun ñuy bëgg a dee gis nga bu ñu xëyee nii déguisement bi moom la ñuy sol chaque jour di ŋàcc day mu door ndox ñu danoo sonn nañ ñu dimbal ci ndox mi danoo sonn ci ndox mi bu ñu xëyee ci ndox mi la ñuy yeewoo bu ñuy fanaan ci ndox mi la ñuy fanaan te billaay walaay heure ñu xëyee ndox mi chaque nawet ñun dootuñu nelaw dañuy am fu ñu tëgg am autorité bu ñu gis bu nekk ci état ak bu nekkul ci état ñëpp buñ leen gisee daa fekk ñun dañoo sonn ba maar ñu ni doog a gis ñu ñëw te buñ leen gisee buñ waxee seen soxla baay buñ demee duñu leen gisati tey fii amul kenn ku fi ñëw dana waxoon baara nga dafi ñëw tey mais mënu fee ñëw ndax gis nga dex yi ba yëmbal fépp ndox la ñun nag xam nga lu soxla ku nu dimbali lan bëgg ñun ku nu dimbali rek lan soxla jox nañ leen sunu lépp ndaxte ñun heure yu ñëwee nii la ñuy def di ñu wax te ñu sunu nekkar mooy ndox mi gis nga ndox mi bu ngeen fi ñëwaatee déwén ñaan ñu yàlla fekk ko fi mais buñ ko fi dindiwul di ngeen ko fi fekkaat te ndox mi lu nekk la nag lu nekk fii la ndax dafa daje kàcce yëpp la laalante at dégloo depuis combien de temps ndox bi mu ngi fii. ñun dañoo judd fekk ko fi ñun ndox mi yàgg na te ñun ñoo koy dindi ba léegi ndox maa ngi fi dañ koy yóbbu nii si forêt bi si ginnaaw nii forêt la dañ koy tiire mu dem si forêt bi mu versé waat ñëwaat fii. kon xam nga amul canal bu baax. ñoom dañ leen xamal ne ñun jeunes yi ñoom politiciens yi buñ ñu ko dindilul ñun jeunes yi dinañ reyante dindi ko ñun jeunes yi mën nañ ko te capable nañ loolu ñun mën nañ doon lu ne si àdduna ñun ndax ay xale lañ ñaanuñu kenn xam naa la bu baax a baax Bougane sama yaay yow lay àndal sama yaay day politique waaw Pape Moussa Camara sa campagne yëpp moom laa àndal man politicien la non politique yi ñun dañoo politique man dama ñëw luñ fi jëlee bii kese la suma làmmiñ ak suma nit sama xar kanam mën naa jotale sa kàddu dëgg la moo tax ma ñëw dëgg la ànd ak ñii pour ñu déglu la dëgg la li nax suma baay nax suma yaay suma naxee man mii man la neex politiciens yi li ñuy def yàgg nañu koy def maintenant nag ñun ñoo war a jël suñu responsabilité man je me définis comme toi parce que su ma yéene mooy fexe teral sumay wéyju aw ma baay bu ñuy tudd aw ma yaay bu ñu tudd donc lu ma am suma ñaqi bopp la su ma yéene man mooy tey jii lii ñoom bu ñu ko defarul ngeen mun ko defar seen bopp moo tax kàddu googu nga wax mooy gëm sa bopp gis nga politiciens yi jaruñoo xaar ci lenn parce que ñoom ñëpp a yem suma kàddu démb mooy suma kàddu tey gis nga lii at mu ne danañ ñëw naxewaat leen ko donc jot na ñu changer de paradigme
donc loolu nga wax dama ci ànd ak yow parfaitement gis nga ndox mi dañ ci def 700 milliards ñu ne dañuy régler ndoxu taw yi def ci 700 milliards est-ce que yéen gis ngeen xaalisu régler taw 500000 sax gisuñu ko. alors gisuñu fi dara. alors ma ne ndox mi dafa laale borom moo kañal koy fajal yëpp boppam la laale. ñoom ñëpp ñun bu ñu dajaloo booloo doon benn politiciens yi mënaluñ ñu dara et mooy suma yéene donc jàppal ne man sa kaddu yow ak say jafe-jafe yow moo ma tax a jóg man du ma ñëw rek ànd ak coow malade boo koy seeti da nga koy yóbbul pomme wala nga yóbbul ko banaana te yéen ñii lii ay malade maanaam jafe-jafe yi ngeen nekke xam nga ndox mu def fii 10 ans. suñu papa yi mënatuñoo wér suñu yaay yi mënatuñoo wér dañoo am lu ñu metti moo tax ma ñëw di kaas dama waxoon du ma wax vous avez raison man mii di wax ak yow man mii di wax ak yow dans 5 jours ñu ngi may woo ku ne naa ma am nga mbooloo ndax da ngay bëre ci koñ bi jàppale ñu politique man maa doxatul ci leen ndox yooyu man doxatuma ci yooyu man ñii laa am ñii ñooy samay seex ñii ñooy samay xale ñii ñooy ñu nit fii lañ juddoo suñu papa yi dañuy feebar ci lii dañuy dee si lii fii rek la ñun ndax xoolal ay maire ñoo fi daanu. paa bu am jabet ay mag a fi daanu ay mag. paa bu fi am jabet boole jël sa jabet boole sa jabet ak siburu musiba da lay dal xoolal ay mag a fi daanu xool. ñun gis nga xoolal lii ay mag di daanu ci biir ndox. yaa booy ñëwal kii boo duggee xoolal lii. commencé añ sax si ndox mi première taw tey rek tey. premier taw. yaa ngi gis tey man si biir ndox mi laa daanu. première taw rek gis nga nii fii ak 6 mois chaque jour nii la. chaque jour. chaque jour fii ak 6 mois nii chaque jour mu nekk. ndoxu daaw ba ndoxu ren nag chaque jour nii nag la. waaw bu fekkee nag ñun dina bokkul ci Sénégal bokk nan nu ko yëgal. ñu dimbali sonn nañu. mani la bu amoon te damay dëgg gis bopp ci. lañ juddoo ñun ñëpp première taw tey première taw tey yaa ngi sa moom mi di wax ak yow mënul première taw wala xoola tànk la àndal daaw ba ren mënumaa génn sama kër te xam naa ne commencé waat na parce que depuis daaw boo gëjee génn la ma lii dal commencé waat na la même chose loolu laay continuer koy gis gisoo kenn ku fi ñëw fii de ku fi dëkk xeet la sàpp koy teel a yëgal dañ leen koy teel a yëgal ko wax man fii politicien bu fi ñëw di nga am lu la naqari bu fi kenn ñëw nii rek kenn ñëw waaw di ko sant chaque jour di ko gërëm di ko dégg man bañ ñaax ba seen TV may sama télé waaw chaque jour moom laay seetaan bu xasee ba jàll rek man pare naa ci chaque jour nag nii nag su nga fi ndox may jàll ne waa secteur ba juróomi gu sonn yim xam ba baaraka seen bopp parce que leen dal moo nu dal ndox ba seen biir kër yi ba seen kaw lal yi moom la ñu ëllëg ñoom tamit baare ci ndox mi ba ndox mi jàllatul chaque jour nag nii waaw état daal na nga ñuy dig rek waaye dara bu ñu demee ñun jeunes yi sax mënatunoo liggéey ndax mënuñu liggéey bàyyi suñu waajur première taw tey kenn amatul loo def maire ñooy suñuy première dame suñuy papa ñooy suñuy président première taw ñun dañuy ñàkk jëriñu lu wér la ku fi ñàkk jëriñu da ngay dee yaa gis ñàkk jëriñu rek ma wàccal daanu ci biir ndox mi waaw maire Ngone waaw maire Ngone maire Fatou Thioub laa tudd naka Fatou Thioub laa tudd Fatou Thioub waaw dégg nañu métit bi waaw incha allah dinaa wax Idi mu ñëw fi suba waaw incha allah ngeen xool lu ngeen soxla waaw luñ ci mun a def waaw bu ngeen ko waxee incha allah bu dee moto pompe mën nañu leen yónni waaw bu dee carburant danañu leen yónni incha allah incha allah loolu de. mu dimbali leen ci eggoo sama rupp nag ñun ñàkkuñu fu ñu évacuer ndox même pas 200 mètres forêt baa déglu leen kii wax déglu leen loolu la ñuy naxee forêt bi li ñuy def canal waxi kese ñun lañu envoyé ñun lañu envoyé am na espace bu mag forêt baa ngi nii. ñun ay jeunes lañ ñun ay jeunes lañ suñu papa yi dimbali ñun mën nañ ko defar. ñun lu wéewuñu def ñu dara suñu papa yi moom kër yi kon ñun ñoo dëkk fii ba pare nga waaw fu ñëw fi ñu waay ñu bàyyi distance bi canalisé wuñ ko waaw lii amul canalisation fu ngeen a yem ñu baare ko foofu ñu séparé ko fii amul canalisation moo doon ndox bi du dem waaw kon ñoo leen xam ne ndax ñoo leen li leen dal moo ñu dal bu ndox mi jàllee seen biir néeg yi la jëm ndox du dem te unité yëpp ndox yi dañoo laalante unité yi yëpp ndox mi benn ndox bu taxawal wala sama koñ boo déggee ko ñu ndox état ñun ñëpp a jom kër yëpp am ndox c'est dommage c'est dommage mais il faut les comprendre am nañu lu leen metti
je comprends bu maire Fatou di wax ak dënn. maire Fatou Bintou buy wax ak dënn je la comprends. parce que di dund ci ndox pendant une dizaine d'années. alors que ñu ngi war la taxawuñu la. lii moom mooy li suñu politiciens yi. di def saa su ne. Aziz et lii nag dafa war a dakk. te nag yéen yaay. kenn du ko dakkal. ku mooy yéen ci seen bopp. da ngeen ci am part de responsabilité. ñun ndaw ñi. jóg nañu boole suñu doole. pour que politiciens yi bañ di fooyee réew mi. yéen nag maire yi yéen ñu ci mun a jàppale. suñu papa yi yéen ñu ci mun a jàppale. incha allah bu subaa Idi dana ñëw ak yéen. ngeen xool nu ñu ci mun a def. bu boobaa ñun ñu taxaw ci suñu bopp ci diggante jullit ak morom. incha allah amul lenn luñ leen ciy laaj nag. man de xam naa man. président Macky Sall nii la defoon ñëw fii ci Boune man mi fi la ma fekk Boune depuis 2000 laa fi toxu si am naa fi 22 ans ba mu ñëwee nii ñu dugale Bougane ci ndox mi noonu lañ ko dugale moom ci biir ndox mi mu ne du ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax ndox mi yoruma solution xanaa bu ngeen ma dimbalee fal ma ba ma toog su boobaa seen jaaxle yëpp dina jeex ñun ñëpp ñu sànni ko ay carte sotal ko mu toog Macky Sall keroog bañ ko sosalee mu toog ba suñu jonu yàlla tey keroog la gëj a teg tànk Boune wallahi azim keroog la gëj a teg tànk Boune naqar la ñu teg ñun ñii bi ñu recensé ak léegi juróom-ñaari at ci ren ñu recensé ñu ba janvier bii la ñu del si waat janvier bii di ñëw lañu fi del si waat may ma pare may ma rek janvier bii passé lañu fi del si waat boobaak léegi mat na juróom-ñaari at man mii bokkoon naa ci ñu recensé bi ñu ñëwaatee janvier sama kër ñu marqué ma ne ma yéen da ngeen di jóg ndax dañ leen defal ay canal defal leen ay bassin photo nañu ma enquête nañu ma filmé nañu sama kër def nañ lépp sama kër ba keroog bi ne ministre bi dafiy ñëw keroog bañ ne ministre bi dafiy ñëw keroog man mi maa fa jiitu ministre ba mu ñëwee xam nga lu mu wax xamul sax moom programme bi mu tëral film yaa ngi nii ak man dañu waaw yéen lan mooy seen problème population bi ñoo bañ a jóg wala maanaam dañuy leen a amul wala maanaam dañuy bañ ñu dédommager leen may ñu kenn mu wax man ni salaamaaleykum monsieur le ministre damaa bëgg a jël parole mu ne ma allez-y ma ñëw ma ne ko monsieur le ministre mu ne ma ne ko man juróom-ñaari ati yàlla bañ ñu bindee ba tey mu ne ma ne ko ñu ngi nii kenn waxuñu dara 7 ans ci ren mu ne ma ne ko léegi biñ ñëwee nag nii dañuy gas xam nga lan lañ ñu wax ñun ñu waroon a dédommager ba enquête ñu def ñu yëpp dañoo changé programme lañ ñu wax léegi canal yi daa am faneen fu ñu koy jaarale. lan mooy problème bassin yi. problème mu bassin yaa ngi nii dañ koo wàq ba pare dem bàyyi ñoo moom léegi nag ndox mi gëndaloo na fàq na ñun ñi daawul ñi nga xam ne suñuy kër sëkkoon nañ ko sax ci ay millions. ñu waxee bassin bi fàq na mooy bassin bi dafa toj. ma ko noonu amul tabax kenn tabaxu ko dañ koo wàqi dem dañ koo gas rek dem suñu kër yëpp fees na asalaamaaleykum waa groupe Bougane Gueye Dany man mii maa wax ak yéen fi daawaat xamme ngeen ma maay séeréer bu ñuul bi xoolal maa lay waxal ma ne la yaay président yaay suñu président ñun amuñu fi dara amuñu monsieur le maire man maa la ko waxoon fii fee amuñu fi dara suñu koñ bii kër boo gis mu ngi fees del ak ndox gisuñu kenn Macky Sall avant muy nekk président day ñoo taxaw ak ñun fii depuis bu mu nekkee président ba tey musul ñëw fii ñun xamante wuñu ko duñ ko sax xamme xamuñu ko faale wuñu ñun kii lañ xam Bougane lañ xam moom lañ nooyee guddi moom lañ nooyee bëccëg fii bu ñëwee fii 3 heures du matin sax dañuy ñëwaat fii taxaw moom barki yonent bi yaay suñu président. salaamaaleykum Bougane moom maa ngi représenté jeunes yi nekk fii salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam maa ngi tudd Pape Massal Ndiaye maa ngi dëkk Boune man maa yor kàddu jeunes yi fi nekk depuis 2005 ba léegi ñu ngi si inondation Macky Sall mos na fee ñëw benn yoon depuis 2005 ba léegi ñu ngi si inondation donc bi ñu xaaree ba inondation bi jege si pour élection yi di ñëw ñu yaakaar ñun ay xale lañ mën nañ ñoo peeg nous sommes majeurs et vaccinés ay borom kër lañ ay responsable lañ yor kër yor jabar di daw dépense di dund ci ndox bi depuis 2005 ba léegi ñu bàyyi ba élection yi ñëw ñu jàpp suñu koñ bi yëpp gas ko ay pax daf ko ay bombe à retard yoo xamante ne explosé na tey dal ci kaw askan bi à tout moment ay bakkan mën nañoo dugg ci biir ndox mi
tey dañoo xëy ñu ñëpp ci ndox lañ nekk 6 heures du matin bi muy taw ba midi ba 1 heure 2 heures ñu ngi ci ndox mi ñun nag suñu quartier lañ am waa Wakaam du fi ñëw waa keneen du fi ñëw Bougane mi ñu ngi koy sant di ko gërëm c'est pas la première fois mu fiy teew mais saa yu ñu amee naqar bala ñoo gis kenn moom la ñuy njëkk a gis Bougane Gueye ñu ngi lay ñaanal boo ko deful woon duñ ko wax donc saa yu ñu amee ay métit Bougane Gueye la ñuy njëkk a gis fii nii ci autorité dëgg rek ku loxo wala kaana mu nan man defal ma dara c'est la première fois ma teg ko bët daan naa ko gis nii mu ñëw du ma taxaw wax mais tey dama am lu ma yëg sama biir xol état moo ñu war a jàppale liggéey dëkk bi comme ni ko Bougane Gueye di waxee dañoo war a liggéey suñu dëkk bi yërëm sénégalais yi yërëm doomu aadama yi fi nekk ndax dañoo sonn li ñuy dund ay borom kër lañu yor ay njaboot lii ñu la koy bàyyiloo xel loo ñu si mën a dimbali nga dimbali suñu koñ la ñu am. donc su ma déggee. waaw mooy yéen ndox mi depuis 2005 maanaam 17 ans yéen a ngi ak ndox mi. ah. may leen ma 94 laa dëkk si buun bi may nekk lu ndaw. 94 waaw laa dëkk si buun 2005 ba léegi mosu ñoo jóg ci inondation bi yaay booy yëpp duñu ma bàyyi ma wax man mi maa doon yor pompe bi fii laa doon fanaan. mais léegi paa bi dafa am lu am solo lu mu wax c'est-à-dire lii du ay bassin. du ay bassin mais ay déeg la. du ay déeg la ay bombe atomique kii doom yu mën a tàkk tout le temps dal ci kaw doomu aadama yi moo def. ce que je veux dire mooy ay sorte de lac la. ay genre bassin lañ fi gas mais amul clôture amul dara. amul ciment amul dara. donc bu feesee day déverser wu ci biir kër yi. avant moo taw fees na parce que tout SDE yi ñu toj ci kaw moom moo yëkkati napp doo bi ba mu jóg tey avant moo xiin ñun inondé nañ ñun ci inondation lañ dëkk buy xiin ñuy fees xiin nag laa la wax. buy xiin ñuy fees. et 17 ans depuis 17 ans vous vivez ce calvaire. waaw mais ñoom ils nous ont dit que def nañu 700 milliards ci inondation yu kër Massar. c'est assez faux c'est assez faux loolu ñuy wax dara amu ci. maa leen di sant di leen gërëm ku ñu mën a dimbali suñu koñ daal ñu sant la gërëm nañ la kontaan nañ ci yow bu baax a baax. mais papa. waaw président. papa lii depuis 17 ans. 17 ans ñu ngi parce que ñun fii ñu taxaw sax ndox la. bi mu gasee fii mii ne sunu doom yi bëgg leen a rey ñi nga xam ne ñooy sunu yaakaar yi ëllëg maa ngi yëgal Sénégal képp ku wooteel Macky Sall yaa ngi rey sa njaboot yaa ngi rey say doom yaa ngi rey say sët liggéey amul xale yi bëgg nañoo liggéey amuñu liggéey ñun buun gi Macky Sall damaa yaakaar daa bëgg rey sunu doom yi mais lii du luy baax de Bougane ñun day ñu ngi ñaan yàlla sunu borom. ban société moo doon. xamuñu leen dañ noo bett xaw ma CDE la xaw ma CDE la. mais ñoom dañ doon dindi dañ doon yaatal ba. bassin non non dañ doon dindi. non dañ doon wax ne bassin la nii gasal. dañu waroon def bassin. waaw war ko gas tabax ko. léegi qu'est-ce qui s'est passé comme ça ba ndox mi ñëw ci kër yi. dañ ko tabaxul. bëgg a rey sunu sët yi rek ak sunu doom yi. Macky Sall. mais lii quand même lii quand même père ça c'est une haute trahison. wala Macky Sall yàgg na noo trahir ñun ñoo yeewul ñun sénégalais yi Macky Sall c'est un vaurien dañu xeexoon ba jël ko dugal ci réew mi dafa woon ni dina jàppale en tant que jeune né après l'indépendance mais Macky Sall danoo toroxal. yal na ko yàlla toroxal ci barke yonent bi. Massa Bougane jërëjëf suñu xol fees na xam naa ne sa xol fees na. Sall lor nanu jërëjëf lor nanu. lor nanu. yal na ko suñu ak dal. jërëjëf Massa alors ñii xam nañ ne seen xol fees na. boo déggee ñoom ñëpp ñu wax la jeunesse maire yi paa yi ñoom ñëpp da nga leen dégg ñu wax nga xam ne ñii. seen xol metti na alors ñun nag lii rek lañ ci mën ñëw fexe ba li nga xam ne moom mooy li ñuy naxe askan wi moo tax may wax ne nañu fexe ba tiiñal kilifa yi parce que dañu yàgg wax ne ñu ngi def ay milliards ci inondation mais ku ñëw fii Bougane gis lii ngeen di dund xam ne yéen gisu leen ay milliards gisuñu dara parce que lii bu fekkee ne 3 bassins la en fait 3 lacs yu ñu ne woon dañ koy gas def ko ay bassin malheureusement defuñu ci dara ba tey jii gis nga ñun dox nañu presque 300 mètres
avant ñuy yegsi ci début bassin bi wallaay ñu ngi leen di masawu bu baax a baax. naqar la nekk de. masa leen bu baax ñu ngi leen di masawu ñu ngi leen di masawu jërëjëf papa ñu ngi sant bu baax jërëjëf kaso rek la fi nekkee jërëjëf papa jërëjëf. na ma tëj kaso. jërëjëf yal na ko yàlla kontaan nañu ñu ngi leen di masawu ñu ngi leen di masawu wala xam nañ sa xol metti na waaye da ngeen di waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak suñu yaay yi ñu xam ne politiciens yi mënuñoo dëkk ci junuy nax ñun ñoo leen ëpp ci réew mi nañu góorgóorlu te fexe assemblée nationale bii ñu jëm fexe ba Benno Bokk Yaakaar duñ ci am majorité. loolu moo jar a wax loolu ci loolu la ñu nekk. xale yi ñoo war a yeewu jàppale leen ñu ci loolu. xale yi ñoo war a yeewu. yéen amu leen fu ngeen tëdd. amuñu fu ngeen tëdd togg leen añ. togguñu reer togguñu ko yàlla xam na ni 5 heures ñu leen añ. sama kër bi ñu biir la lay am na ñoo xam ne ci kaw ah sa kër moo nekk nii. moo nekk nii mooy bii mooy kër gi. mooy bii nii. ay togg ñu amuñu fu ñuy togg. kaay ñu dem xool kaay ñu dem. la Balla Ndoye délégué quartier nord. wax dëgg yàlla chaque fois bu suñu bët xonqee suñu gestoo gis la heure bi nga fi ñëw nii wane na ko on a d'énormes problèmes gis nga jàkka ji peut-être seetluwu leen ko mais tey pour nit ñi accéder fa julli sax problème la léegi suñu problème principal mooy quelques artères yoo xam ni daanaka dafa ndox mi daf ko nangu suñu amoon ay motopompe dinañ mën a aspirer foofu déverser ko fii quoi comme ça bi def relais bi jàkka ji moom c'est impraticable fi mu nekk nii buntu bi doo xam fooy jaar boo ñu génnoon fii tuuti tamit foofu même chose problème boobu daal la ñu am boo pare kii bi nii machine bi waa ADM yi dañu désigner ñaari xale du moins ñun ñoo leen tànn nee nañu ñaar ñooñu ñoom dañ leen di fay mais tey bu fekkee tey point bas yi ñu wax noonu am nañu machine pour évacuer ko forcément am na ñaari xale yu fa war a nekk te ñooñu xam nga au moins bu ñu kiyee ñu mën a teg dara ci seen loxo loolu daal mooy suñuy problème bu ñu mënoon daal am quelques machines yu xam ne dinañ mën a tirer indi fii comme ça machine bi moom lu ñëw rek da koy yóbbu machine bi efficace na mais ni ñuy liggéey par intermittence mooy problème bi saa yu ñu commencé évacuer ñee coupé nee nañu fees na dañuy taxaw il faut nga taxaw déversoir la. très bien. bassin la voilà bassin de rétention la. capacité bi xam naa ñi fay verser moo bari mais xale yi am na benn bu ñuy wax ci côté bi nee nañu boobu moom bu ñu déplacer raccord yi yóbbu ko foofu du ñu amati arrêt yooyu quoi loolu la ñuy essayer xool demee ndax daañ ko mën def incha allah une fois encore ñu lay gërëm di la sant ci sa taxawaay wax dëgg yàlla xam nañ ni yow fi ñu teg Aïda Ndeye Ndiaye wax dëgg yàlla tey bu ñu mën a jot ci yow c'est grâce à ñoom ca wax dëgg yàlla ñëw nga fi heure bu nekk nag ñëw nga fi heure bu nekk jàppale nga fi tamit nit ñi ci du nekk wax rek dem liñ fi gis yëpp c'est des actes concrets yoo fi posé ñu ngi la ciy gërëm di la sant di ñaan yàlla yokk sa teraanga yokk sa sutura vraiment ne content ñu ngi leen di sant yéen ñëpp au nom du quartier fi nga xam ne mooy Sotrac ñu ngi lay jaajëfal yow di sant ñi fi nekk ñëpp c'est vrai on a l'habitude de venir ici mais du lu ñu neex parce que gisoo tey bi taw bi amee it li ñu njëkk xalaat mooy ñëw xool leen ci jafe-jafe yi nga xam ne nekk ngeen ko alhamdulillah suñu borom tax na am na benn électropompe bu mag c'est déjà pas mal mais comme li nga wax il faut mu am ay pompes intermédiaires yoo xam ne dina mun a et puis régler également le problème du déversoir donc loolu incha allah danañ ci gën a bàyyi xel et suñu kaddu it fu mu gën a yegg fu mu mate danañu ko fa yegge loolu dafa nekk ay problèmes majeurs yoo xam ne c'est à un état maire yi mënu ko lijjanti parce que moi je ne suis pas dans la politique politicienne maire yi mënul lijjanti loolu bonne volonté mënu ko état dong moo ko mën kon état moo war a am yërmande ci nit ñi parce que problème yi ngeen di jànkonteel fii ëpp na 15 ans c'est les mêmes problèmes donc je crois que c'est le moment d'interpeller l'État ci programme yi ñu mus a lancé di wax ne dañuy régler les problèmes d'inondation dans la banlieue
les centaines de milliards yi ñu mus a wax ne dugal nañ ko ci c'est normal et je crois que yéen population que vous êtes vous réclamez l'audit même de ces centaines de milliards parce que tey on s'est rendu compte que les problèmes demeurent et les solutions manquent donc li ngeen di def mooy dem ci bonne volonté yi comme ni nga ko waxee léegi pour ñu jàppale leen ci en tout cas ñu ngi leen di masawu ci lii nga xam ne dal na tey ci dëkk bi ci Dakaaru sax la ñuy wax fépp ngeen xam ne daal seeni doom seen xarit mu ngi leen di bàyyi xel ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel je crois que c'est le lieu de faire le point par rapport à la tournée que nous venons d'effectuer au niveau de Keur Massar suite aux dégâts constatés après les pluies. Nous nous sommes rendus compte dans plusieurs localités que l'eau stagne depuis aujourd'hui, de faire l'audit de ces centaines de milliards claironnés, tambourinés depuis un bon bout de temps, disant qu'il faut solutionner les problèmes liés aux inondations. Malheureusement, ces problèmes sont restés intacts et les populations de Keur Massar, principalement, vivent le calvaire depuis, disons, 15 ans, 16 ans, voire 17 ans. Je disais à la cité enseignant que tous ceux qui ont travaillé dans la gestion des inondations à Keur Massar doivent être traduits devant la justice pour haute trahison parce que c'est l'argent du contribuable. C'est des centaines de milliards qui ont été engloutis. Et malheureusement, nous n'avons pas de solution par rapport à ces difficultés que traversent les populations de Keur Massar. Donc j'interpelle au premier chef le président de la République, le président Macky Sall, pour déclencher un audit des centaines de milliards qui ont été investis pour lutter contre les inondations. Malheureusement, vous êtes témoins, nous avons fait le tour, nous avons été surpris de l'étendue des dégâts qui demeurent. Ces populations sont impuissantes, attendant l'aide du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, il est devenu urgent pour tout un chacun de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller le chef de l'État, Macky Sall, pour lui demander de trouver des solutions durables, des solutions pérennes à toutes ces difficultés rencontrées par les populations de Keur Massar. Merci. Alors tey ci ngoon wër nañu Keur Massar ak jafe-jafe yi nga xam ne taw bi indi na ko fi ñu am njaqare am mbetteel am jafe-jafe bokk ak ñoom it tiis yu nga xam ne parce que tiis la bu fekkee ne yaa ngi ci ndox depuis 15 ans ñu gis ay yenn localité yoo xam ne ci ay gox ki goxaan nga xam ne seeni bassin dafa toj ñoom ñu nekk ci biir ndox mi lu ñuy def ci ndox mi la ñu koy defee ñooñu jaaxle nañu tey jii nag fii ñu mujjee di Sotrac yàgg nañu fi ñëw ñoom ñii ay nit la ñu bàyyi xel lool kon ñoom it bu situation yu mel nii amee ci ñoom ñun dañuy sol suñu dàll ñëw seet si leen bi ñu ñëwee ren gis nañ ne électromotopompe bi ñu leen waxoon ADM def na ko fi alhamdulillah waaye mbébét bi mooy ay pompe intermédiaire yoo xam ne soxla nañu ko ak déversoir parce que nee nañu suñu pompé ba à un moment dañuy obligé taxaw parce que bassin bi dafay fees parce que bassin bi ñu bari dañ koy utiliser. Alors donc il urge aujourd'hui jot na ñu xam milliards yu bari yi nga xam ne def nañu ko ci inondation yi ñu ne woon dañu koy saafara fii ci Keur Massar principalement et dans la banlieue en général mais tey jii la waalo gën a ay jafe-jafe yi tey jii la gën a taxaw ñuy interpeller président de la République parce que nag am na loo xam ne ñun mën nañoo am yéene waaye moom rek la ko suñu borom jagleel moom rek moo ci mën a indi solution moom président de la République et te loolu yërmande dong mooy tax mu mën koo def ñu koy ñaan mu gën a yërëm population bu Keur Massar parce que sonn nañu ñu nekk ci ndox ak di jànkanteeg problème mu ndox pendant 15 ans 16 ans voire 17 ans ñooñu am nañu lu leen metti te amuñu beneen solution nit ku liggéey ba retraité wala nit ku liggéey ba am këram bu ko fa ndox fekkee amul feneen fu mu mën a dem foofu rek la mën a toog kon ñu ngi interpeller Macky Sall di ko wax mu am yërmande googu la ñuy sàkku ci moom ci population bu Keur Massar maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf.